bi ngeen di bàyyi xel seen émission télé di émission bi nga xam ne moom moo boole mbooleem mission télé yëpp di leen jox ay xibaar yu wóor te wér di leen jox éducation bu am solo waaye itam di leen bégal saa su nekk ñu ci ànd ak ci suñu ay rubricar ci fukki fan ak juróom yu nekk di sant yàlla bu baax a baax bi ñu may ko ñu fekke woon ci jataay bi ñu weesu may ñu fekke tey di ñaan ñu yàgg ñoo may ñu yàgg a fekke bu baax mbokk yi ñu ngi ci guddi gu tedd di guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di guddi ko gàmm ñu ngi ci siyaare mbooleem kilifa yi diine yi nekk ci réew mi ak ci bitim réew di siyaare mbooleem jullit yi nekk ci réew mi ak ci bitim réew ci guddi gu tedd gi ñu nekk di mawlidu nabi di ñaan suñu borom lépp luñ ci ñaan yàlla nangul ñu ko lépp luñ ci jéggalu suñu borom jégal ñu ko mbokk yi ni ñu koy defee ci seen biir émission télé mooy émission bi dajale borom xam-xam yu màgg te rafet te sell yi ñu koy am ak yéen fukki fan ak juróom yu nekk ci samedi bu jot ci VF TV ba tey ni ñu koy defee rek ñu ànd ci ak oustaz Mor Thiam oustaz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu suñu mbokk téléspectateurs yi na mën nañ la bu baax. aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Baye Fary maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu téléspectateurs yi VF TV di nuyu itam ñi ma bokkal plateau bi Dame Fadel Yasmina ak Baye Modou Thioune di kontaan lool ci jotaay bi dellu siwaat te muy am fukki fan ak juróom di émission télé noonu nga ko waxee rek xam naa ci kanam tuuti danañ ci dellu siwaat incha allah kon ba ci kanam. jërëjëf oustaz Mor Thiam dina waxtaan ak ñun tey ci guddi gi ñu nekk di guddi ko gàmm di guddi gu am solo goo xam ne jullit ñëpp ñu ngi koy fonk bu baax a baax di ko màggal ndax jëmm ji ci feeñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon oustaz Mor ci kanam tuuti dina dikk ak ñun ci gàmmu ki nga xamante ne moom mooy Serigne Baye Modou Thioune dina ko feelu ci gàmmu rawatina ci ni nga xamante ne noonu la ko Serigne bi doon dundee fii ci diwaanu Njaareem Baye Modou asalaamaaleykum. waaleykum salaam Baye Fary ñu ngi siyaare bu baax. di nuyoo ko ziar suñu mbokki taalibe yi rawatina téléspectateur yi nga xam ne ñu ngi suivre seen télévision VF TV di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi nga xam ne ñoom la ñuy teewlu di siyaar bu baax sëñ Fadel yaasima ñu ngi ci sama wet di leen siyaar bu baax oustaz Mor ñu ngi leen di siyaar di ñaan sama borom defal ñu tawféex ak mucc gu ànd ak xéewal asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. waaleykum salaam ci kanam tuuti lay doon ak Baye Modou Thioune Baye Fall fas yéene waxtaanee guddi gi ñu nekk di guddi ko gàmmu waaye waxtaanee li nga xamante ne moom mooy actualité te bu ñu nee actualité wax lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu réew mi ñu ci tudd ay 94 milliards waaye troisième mandat bi nga xamante ne ñu ngi koy wax ci réew mi loolu dinañ ci ànd ak Serigne Dame Fadel Mbaye Dame ñu ngi lay ziar. jërëjëf Baye Fary maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant ñi nga xam ne ñoom la bokkal plateau bi di sant téléspectateurs yi ñuy seetaan ci VF TV di am mbégte bu baax a baax teewaat fii ci seen émission bu mag bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp ci kanam. kooku mbokk yi mooy Dame Fadel Mbaye dinañ ñëwaat ak moom ci rubrique politique waaye dinañ ñëw moom ci rubrique sport bi nga xamante ne dina waxtaan ak ñun ci li xew ci njaareem. muy coupe du maire édition 2016 ñu koy soog a joué ci ren dina wax ak ñun ci coupe du maire ci édition 2019 dinañu waxal résultat nawetaan yi waaye dina ñëw nag ci éliminatoire CAN 2021 li Saliou Cissé bi nga xamante ne génne na ko waaye dina ñëw ñun ba tey ci mondial U17 loolu ci kanam tuuti lay doon balay loolu ñu ànd ak sunu jigéen di sunu jigéenu jataay di Yasamina moom mooy ki nga xamante ne dina dikk ak ñun ci éducation bu ñu nee tey am njàng école tijji na ubbi tey jàng tey loolee ndax lu ñuy wax la wala lu am la Yasamina asalaamaaleykum. maaleykum salaam Baye Fary maa ngi leen bu baax a baax di nuyu téléspectateur u VF TV particulièrement suñu soppe yi nga xam ne ñoom ñoo saxoo seen émission télé ñu ànd ak oustaz Baye Modou Thioune ak ki nga xamante ne nii moo di Dame Fadel ak Pape Seye kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di dikk ak yéen ci éducation ci kanam incha allah. Yasamina ci kanam lay doon éducation kenn mënul wax développement réew te waxuloo éducation waaye kenn mënul wax développement réew te waxuloo yar bi nga xamante ne diine mi ngi ciy joué lu am solo kon ba tax seen rubrique religion ci la ñuy tàmbalee ci kanam tuuti ci ginnaaw générique bi. mbokk yi kon ñu ñëw ak yéen ci seen rubrique religion ñu jagleel ko kon guddi gu tedd gi di guddi gu gàmmu Oustaz Mor gàmmu Sénégal ci àdduna yëpp sax lañ koy amal waaye lan moo di gàmmu Oustaz Mor Thiam. waaw jërëjëf Baye Fary jërëjëf téléspectateur VF TV ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk bitim réew yëpp ñu
baax a baax di ziare ñëpp nag ci guddi gu sell gii ñu nekk di guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa day guddi goo xam ni dañ ko koo jagleel waaye moom guddi yëpp ak bëccëg yëpp ak weer yëpp ak heure yëpp ay bisama ay heure ma ay guddeem laaj nga laaj bu am solo lan mooy gàmmu gàmmoo mooy bis bi nga xam ni dañuy daje ci barab yi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tagg di waxtaane mbaaxam nga waaye itam di jéggalu yàlla loolu mooy gàmmu xam naa daje bi rek mooy lu ci soppiku waaye loolu moom ñëpp a ngi koy def ci jàkka yi ñu ngi koy def ci jumaa yi ñu ngi koy def ci cant yi ñu ngi koy def ci màggal yi ndax fu bokk yi daje di fa jàng alquran ña nga ca yonent bi suñuy jàng xasida ña nga ca yonent bi suñuy wasifa ña nga ca yonent bi lépp lu ñuy waxtaane ci lu baax ñu ngi ci yonent bi ndax bu yonent bi amul woon baax du am xëy na nag dañoo dox a dox ba ñi dugg nañ ci weeru gàmmo ba ñu tey jii la guddi fukki fan ak ñaar ñu yaatalaat ko ci barab yi waaye jullit ñi bis bu ne gàmmo la ci gàmmo nag bay fari képp koo nga xamante ni egsi na nga di ko dundal jàppal ne yaa ngi def lu yàlla bëgg te yaa ngi defit lu yàlla gërëm ku ne ci ñun bu la soobee ak bu la soobut bu la neexee ak bu la neexut boo nangoo ak boo nanguwul yàlla amut woon soxla ci bind la yonent bi donga ko ñoro yonent bi donga ko ñoro bu du ko nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla soxlawut garab yi soxlawut picc yi soxlawut doj yi soxlawut asamaan soxlawut àjjana soxlawut sawara soxlawut dara soxlawut it doomu aadama loolu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wax na ko ci mbindam Seydi Hadji Malick wax na ko ci bindam Cheikh Sadbu Abihi wax na ko ci bindam kenn ku ne ci ñoom wax nga ni bu du ko nag yonent bi yàlla amul soxla ci mbindeef ak di amal dara kon bu ñu yàlla dimbale ñu di ay jullit te doon gi ñu doon ay jullit kat du ci ñun yàlla la soob ndax ñeneen a ngi fi doon leneen kon bu ñu yàlla dimbalee ñu di ay nit ba noppi wëlbatiku di ay jullit ba noppi di xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam su bis bii dikkee ak guddi gi ñu nekk yàlla na fu waay mën a nekk nga màggal ko gàmmo nag wax naa ko léegi ci bi may door du dara lu dul aw nit bu am pas-pas aw nit bu bëgg lu baax aw nit boo xamante ni xam nañ li ñu am li leen ko may ñu dajaloo ci seeni jàkka mbaa seeni jumaa mbaa ñu dajaloo ci seeni tànt jàng alxuraan jàng xasiida yi nga xam ni mag ñi dañ ko bindoon lépp jëmale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu noppee di waxtaane mbaaxu yonent bi joxente ay ñam saafaxante ñaanalante lii mooy gàmm lii nag bàyyi farit wallaay bu fekkoon ni dañ koy def kenn ku ne di ko defal sa baay sax baa nga koy defal sa maam sax lu am solo la ndax ay mbooloo yu dajaloo bokk pas-pas jàng fa alxuraan jàng fa xasiida yi joxe aw ñam nammante ko saafante ko loolu aw yiw la kon nag bu nu demee ba di ko defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam loola mooy de jéem a delloo njukkal ñi ngi sant nag di gërëm ñu koy taxawee yépp ci këri diine yi ñu koy taxawee ñëpp ndax Touba la ndax Tiwaawoon la ndax Njaasaan la ndax Ceneba la ndax fii ci njaareem la ak waa bitim réew ñëpp ñoom ñi nga xamante ni xam nañ dëgg solo si ne ci gàmmo ak teraanga ji ne ci gàmmo ak yiw wi nekk ci gàmmo ndax Sëñ Tuubaa kat bind na ci ay mbindam nee na ku bëgg bu ëllëgee soo ñëwee ci kanamu suñ borom yi duñ la audité da ngay ñëw rek jàll del fonk gàmmo ku bëgg bu ëllëgee la nga doon jaayanteeg suñ borom du lamb del fonk gàmm ku bëgg bu ëllëgee da ngay dugg aljana del fonk gàmm ku bëgg raw sak maas del fonk gàmm ku bëgg wërsëg del fonk gàmm ku bëgg teraangay àddina ak àllaaxira del fonk gàmm mu mel ne dañu waaw Sëñ Tuubaa loolu moom lu tax loolu waay mu ni ki tax nga am ki tax yàlla bind la loo def ci moom ci ay teraanga yàlla delloo la te yàlla it joxoñ nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañu fu ngeen mën a jëm ak lu ngeen mën a am bu leen gërëmee gërëm naa leen waaye bu leen xarabee xarab naa leen kon gàmmoo ngi noonu mag ñi nag daan ko def nañ ci sant yàlla bu baax waaye sant mag ñi nga xamante ni ñoo ko daan def ba tax ñu jot ci ba xam ko di ko defit nañ ko daan def kon ci gàttal rek loolu laay indee ni ci gàmmoo xam naa. jërëjëf oustaz liñ ci bëggoon a dolli laaj mooy lan moo waral kon burdu ndax dafa mel ne gàmmu màggal ak célébré gën ak àdduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye li jiitu gàmm nag ñu gis burdu lan moo indi loolu. burdu boo seetloo jeex na
bërki démb. burdu baat bi moo bi baatub arab la burdatu lay teg burdatu mooy manto bi nga xam ni moom la suñu mbokki naar yi li ëpp di ko teg ci seen kaw léegi sax waa réew mi ñu ngi koy sol. burdatu ab téere la bu mel ne mag mu baax bind doon ci sant yàlla waaye di ci tagg yonent bi saa sallam ak di ci julli ci moom. moomee ko bindoon nag dafa tawatoon tawat joo nga xamante ni jaaxal na ko jaaxali bokkam waaye yàlla mi dara tewut dimbali ko li muy tawat muy ñoti rek di bind di tagg yonent bi di bind di tagg yonent bi di bind di tagg yonent bi ba yonent bi ci gént ñëw solal ko mbub mi naka mu ko solal mbub moomu di mantu rek tawat ja daal di dañ daal di wér ba mel ne dara mosu koo dal mu daal di koy wane nag daane man de tawat ji nga xam ne daloon na ma ay ati at ba jaaxal ñëpp yonent bi salaa salaam fajal na ma ko yonent bi salaa salaam wéral na dindil na ma ko ñu ne ko nu mu la ko dindilee mu ni biig ci guddi dama koo gént te loola sax naam du gént gis la mu solal ma manto bu rafet kon sax léegi sama téere bii ma doon bind far dama koy tudde manto daal di tudde téere ba manto muy burdatul madih burdu boobu nag waa réew mi di suñu magi réew mi surtout Seydi Hadji Malick Sy mooy ki nga xamante ni 1902 muy at mi Sëñ Tuubaa jógee ci liggéeyu géej gi ci la ñëwee woon moom jóge ci dëkkam yi waroon Tiwaawoon ndax njarne la ndax gaaya gam bàyyi ko gam gane àddina di ñëw côté ndukkumaan côté Ka foofa ko xam Kajoor xam ko mu doonoon ku bari foofu ay tànk moo daan dajaloo ak di ànd ak muxaddimam yi nga xamante ni ñoo nekkoon foofa ca Tiwaawoon bokkoon na ca ka gënoon a sës ci moom mooy góor gi Alioune Guèye góor gi Alioune Guèye moo jàngal grammaire Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum mi wàcc bu yàggut yàlla na ko yàlla yërëm te yërëm leen góor gu bari woon xam-xam la moom góor gi Alioune Guèye daan ànd ak alxaaji Abdul Hamid Kan mooy représentant Seydi Hadji Malick ca Kaolack ak mag ñi ci muxaddam yépp daan ko wër mu ni leen man kat bindoon naa téere bu ma mën a jël ci guddi gi mag ñi it bind nañ ko waaye Busayri mii nga xamante ni dafa tawatoon di bind téere bi di tagg sunu borom tabaaraka wa taala ak yonent bi saa salaam ba yonent bi jël mantoom ñëw solal ko nañ leen barkeelu ci téere boobu téere bi it yàlla def ci muy fukki bunt kon nañ leen jël bunt bu njëkk bii nga xamante ne mooy guddi gi jëkk jël benn bi di tagg yonent bi def ko ba muy fukki guddi téere bi jeex ñu noppalu fukkeel ba ak benn bu nu xëyee di fukkeel ba ak ñaar ñu daal di gàmm nii la ko Seydi Hadji Malick daan defe te moo daan ne ca kanam di dibb di jiite njaboot gi nekk ci ginnaaw suñ demee ba ca seen guddi gu mujj mu taxaw leeral leen gàmmo leeral leen yonent bi saa sallam leeral leen tam Busayri moom noonu tam na ko alxaaji Abdoulahi Ñas daan defe noonu la ko maam Xalifa Ñas doomam daan defe noonu la ko Seyxul Islam alxaaji Ibrahima Ñas daan defe donte nag Tiwaawoon ak fële ka ci Kawlax it burdu yi ñuy jàng wuute na waaye lu mu ci mën a doon ñoom ñëpp téere yi ñuy jàng ñi ngi ci jublu di barkeelu ca téere Busayri boobu di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di ko gërëm li indi nag fukki fan yi mooy xam nga ci histoire wuute dafa am ci yonent bi ban guddi la gane àddina ñii dañ ñi benn fan ci guddi gàmm ñii ni déedéet ñaari fan ñii ni déedéet ñetti fan ñii ni déedéet ñeenti fan noonu lañ ko toppee ba ca fukkeelu guddi ga ak ñaar nga xamante ni moom li ëpp ci ñiy jàngale histoire nee nañ fukkeelu guddi gi ak ñaar moom majorité ci historiens yi moom lañ wax ni ci la yonent bi saa salaam gane àddina loolu boo demee ci ñi téere yi jàngale histoire wuute nañ ci trop waaye Seydi Hadji Malick Sy daan ne ginnaaw wuute am na xaar leen man buñ ne weer wi teru na ma jël fukki fan yi di fukki guddi yëpp bis bu nekk ma gàmmo ci fukkeel beeg benn bi nag ma noppalu ko ndax jàngalekat histoire yi moom nee nañ fukkeelu fan bi ak benn moom ganewu ci àddina di fukkeelu guddi gi waaye daal diggante guddi gu jëkk gi ba ca fukkeelu guddi gi moom nee nañ ci bii la gane àddina ñii ne déedéet du bii la ñii ne déedéet du bii la xam nga rek histoire yow historien nga toujours nañ la koy waxee day wute ak na mi dem Seydi Hadji Malick nag ci bëggam lu baax ak bëgg napp bis bi mu ni kon man ginnaaw wuute am na ci te historiens yi lu ñu wax dëgg la naa tàmbali man bu ñëwee tey la première nuit di guddi gi jëkk rek ma tàmbali man di gàmmo benn ñaar ñett ba muy fukki guddi ma noppalu fukkeelu guddi ga ak genn gi nga xamante ni moom nee nañ ganewu ci àddina fukkeelu guddi ak ñaar gi nga xamante ni nag majorité bi nee nañ ca la gane àddina ma door a yaatal gàmm loolu moo tax ñu di ko def fukki guddi noppalu fukkeel ba ak benn fukkeel ba ak ñaar di gàmmo gi ñu daal di gàmm noonu la ko Njaasaan di defee noonu la ko kërit yi yëpp di def am na solo Oustaz Mor xam naa di jaajëfal rek jëmm ju tedd jooju nga wax sànq di Serigne Alioune Guèye
di sunu maam ndax moom ak soxna Aminata Gueye ñoo bokk ndey ak baay soxna Aminata Gueye moo jur alaaji Daam Sey mu jur alaaji Mamadou Sey mu jur ñu kon itam loolu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax Oustaz Mor ki toog di la seetaan nii ci guddi gi tey fas yéene jóg dem ca tànt ba naka la fa war a nekkee ngir am gërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaw góore waay laaj bu am solo baax na trop su fekkee ni sa kër mën nga faa dugg asruq ginnaaw bi nga jullee sa gee ba noppi julli say julli yàlla soob def sa safaak witar soo mënee toog ci asruq jël sa kurus def loo man ci salaatu ala nabi muy allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim la ñuy laabiré suñu bokk yi ba ci jiitu mooy ku yàlla dogal nga julli gee ba noppi ci sa kër ba julli say naafila yàlla soob ba julli safaak witar soo mënee dugg ci asruq jël sa kurus def allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim lim boo man bu ko wutalub lim maanaam defal ba sonn mbaa defal lim ba la soob soo noppee boo mënee jàng dara ci alquran nga jàng bu la soobee sax nga jiital njàngum alquran mi soo noppee teg ci salaatu ala nabi soo ci mënee boole xasiida it baax na su fekkee ne xëy na mënoo jàng alquran mënoo jàng xasiida xanaa allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim moom jàpp naa ni man nga ko nga def ci lim bu la soob soo demee ba mu soob la it nga dem ci tànt yi nga xamante ne ña nga fay tagg yonent bi saa sallam ak ci baas yi nga toog déglu la ñuy wax ci jikko yonent bi saa sallam te nga fexe ba loo ca dégg ñu ni nii la meloon nii la daan def lii la daan dégle lii la daan tere loo man ca loola nga def ndax buñ dee jàngalewaat jikko yonent bi liñ ci jublu mooy ku ko jéem a copier 100% soo ko mënul nga def ca la nga man waaye lépp luñ ñu le moom da ko daan tere moom dañuy bëgg ku ko bàyyi waaye nag la gën mooy bala ngay dem ci bàkk ci tànt yi di déglu ji ay njàngale mbaa ngay déglu ji njàngale mu ñuy def la gën mooy nga wut asruq soo dugg jël dara ci sa temps jëmal ko ci yonent bi saa sallam te mooy allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim nga def ko lim bu la soob ne loolu def naa ko addiyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo noppee nag baas bu la jege nga dem fa nag di déglu nag la ñuy wax te fexe ba boo fa jógee nag nga jéeme ko jëfe ko bokk yi lii rek mooy gàmm ndax nag baas ba da nga cay fanaan am da ngay dem ba sonn am da ngay dem ba gëmmentu dem tëddit loolu baax nam nit ñu bari dañ ni waree su cee nelaw kay ku gëmmentu nelaw waaye nag bala ngay nelaw la gën mooy lu mu néew def ci dara ci dundal ko sa kemtalaayal kàttan ci jàng alxuraan ci jàng xasida boo ko mënee ci allahuma salli ala sayyidina muhammadin ci dem déglu ji tam koy waxtaan ci yonent bi ci ay jikko jërëjëf Oustaz Mor Thiam kon leer na naññi ci gàmm liñ ci war a xam daal xam nañ ko ndax moom mooy anniversaire yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gannaaw moom mooy sunu royukaay mooy sunu yenent mooy gën gi mbindeef war nañ anniversaire am bi Yaasamina ñu enjoy ko ni bu baax a baax a baax a baax màggal ko bu baax a baax a baax kon dañuy jàll ci Baye Modou Thioune mu ñëw ñun ci gàmm ni nga xamante ne noonu la ko sëriñ bi doon màggale fii ci kër gu mag ak gëdd gi nga xam ne sëñ Touba jox na ko gàmm ndax léppam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam la loolu nag Oustaz Mor mate woon na ko sëkk waaye émission bi moo doxee noonu dañuy yaatal ba lenn lu ci nekk rek ñu indil leen xar kanam ak gis-gis bu bees loolu mooy seen émission télé Baye Modou Serigne Touba ak gàmmu fii ci Njaareem. jërëjëf Baye Fary ci laaj bu am solo boobu nga xam ne gàmmu lañu ko toftale ak sëriñ bi di sant bu baax Oustaz Mor ci leeral bi ndax macha allah leeral bi am na solo lool ndax nit buy jëf te xamut li muy jëf fexe ba mu xam nan lay jëfee dafa am solo lool te ku dégg ni mu waxee lu mu gàtt boo xamut woon it da nga mën a am foo xam ne fa nga jëm ngir jëmmi gàmm Baye Fary sëriñ bi xam nga sëriñ bi dafa am lu ko Rasul lay jaraloon lu ñëpp xam loolee mooy sëriñ bi jamonoom la ma waxoon rek moom la jëfe muy lil Moustapha nawaytuma yu jaddidu sunnatool xara wa inni ahmad kon kookee daray yëkkati boppam mbaa daray jëfal boppam ci biir maniinam moom taxut woon gis ne kon la mu doon yeesal siwaat ngir mu fës ba ku nekk man cee jariñu muy njariñ lu raw daaru dunya loolee mooy sunna si alayhi salaatu wasalaam sëriñ bi ak gàmmo nag lu tuut rek ci li nu ci xam ci maanaam dayo bu mu ko joxoon sëñ mu Lamin Jóob Dagana day wax ne ci guddi gàmmo lan daan gis bopp neenam
loolu nag daan doy waar ci guddi gàmmo lan daan gis boppam neenam ci guddi gàmmo it lan daan gis mu jóge ci biir carré ba mu nekkoon di wër ci biir kër gi di fëltoog doomu aadama yi léeg-léeg nit fël ko sax te doo ko xam loolu gàmmo la ko daan def dem na ba ci guddi gàmmo wax na ne ci biir kër gi daana jël dara ci doomi aadama ñëw jox ko kenn loolu ci gàmmo la daan amee ngir fu ko guddi gi toll ak xam gu mu xam sangam bi ban tolluwaay ak ban dayoo la am digganteem ak subhaanahu wa taala ba tax moom mu gàcc ko loxo ndax sëñ bi loolu ñuy wax jaayante moom la li tax may faral di wax ne ab taalibe bu jaayante weesoo ci jëmmam lépp lu mu jàpp ne digganteem ak sëriñ bi daraa nga ca day nax boppam ndax jaayante moom sëñ Tuubaa ko njëkk a def jaayante googu mu jaayante digganteeg alayhi salaatu wasalaam moo tax gàmmo boolewu ko woon ak lenn daana fa ci jàngalu alquran ndax ku xam sëñ Tuubaa xam ne léppam alquran la waaw kanzil kitab wala hadis wala adab laa jamru fiddatin wala jamru sa waaye daana ci jàngalu it ay xasida gu mel ne jës bu mooy bu muqaddimaat nga xam ne ñett ñooñu nee na ñooy ñetti fasinaaru góoram yi nga xam ne boo mënee gawar te war leen duñ la cëppeel fenn fu dul fi kanamu sunu borom nga xam ne loolee daana ko jàngalu mag ñi di def ñetti kuréel bu ñee yëkkatee ñee yëkkati Sëñ Tuubaa di jaabante ci seen biir di feltoog doomu aadama yi def boppam neen li gën a yéeme nga xam ne boppam neenab Sëñ Tuubaa nag nit dund na ci deere dunyaa ba faatu te dina leen nii la mel loolee mag ñi daawuñu ko amee lu dul ci guddi gàmmo wax na ne it bu fajar masaana jot daana njëkkanteeg doomu aadama yi ci mbooleem loo xam ne aw yiiw la wala lu nu war a jëfal doomu aadama ci lu baax ngir xol ba toll fenn te loolee jaawu ko jëfe neen it lu dul maanaam mbégte gu mu ci bégal sangam bi alayhi salaatu wasalaam ngir guddik tayam gi nga xam ne sama borom féetewul ko fenn fu dul fële kon sëriñ bi digganteem ak gàmmo daa doon loo xam ne guddi gu mu jàppaloon boppam la guddi gu mu yéene woon a sonnal boppam nga xam ne bu futtiku def ay bernde waroon ci jëmmam ji bisub kërëg boobu dana ko def di ko jox doomu aadama yi waaye bi nga xamee ne tolluwaayam mooy liggéeyal ko ci li nga xam ne moom la jaayanteeg moom sëriñ bi moom ci wàllu boppam foofee la daal di yemale boppam di jàng alquran di ko jàngalu guddi gàmmu di jàngalu ci xasida yi nga xam ne xasida gu ci nekk waxu ci jëfu ci bindu ci joxuñu ci boppam rasulullahi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne moo waral gàmmo moom la jagleel xasida yooyee kon bàyyi fari cib gàttal Sëñ Tuubaa dafa fonkoon gàmmo fonkin woo xam ne lépp lu umpoon ab jaam ci jëmi boppam ji ci bisub gàmmo lees ko doon amee fii ci kër gi ci njaareem bàyyi fari jërëjëf Serigne Baye Modou Thioune ci leeral yu am solo yi nga xamante ne indi na ko kon ci gàmmu sëñ Modou ba tey bu ñu waxee Sëñ Touba wax Cheikh Ibra naka kon la Cheikh Ibra itam taxee woon digganteem ak Serigne Touba ci gàmmu. waaw xam nga sama Cheikh yàllaa ko fayee Sëñ Touba ci dayoo ak jikko ba mu amoon digganteem ak sangam ba alayhi salaatu wasalaam jikko joojee ak dayoo boobu ak tolluwaay boobu la ko fayee ci Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibra wax na ne diiruk lim fi nekk Baye Ibrahima Thiam day wax ne bu gàmmoo masaana jot moom ci wàllu boppam Cheikh Ibra daana leen woo ñaar ba ñetti doomu aadama moom Mama Samba Ndiaye wàqi Mama Samba Ndiaye njare ànd ak ñoom bu ñëwee jéggi raay bi bu ñëwee ba jub kër gu mag gi daal ne doom àgg leen suuf ñu àgg suuf ab diir su gàtt mu ne leen xam ngeen doom lu tax ma àggu leen suufoo ñu ne déedéet Fall mu ne leen sëñ Bamba sama sang ba mi ngi ci jaabante bi te buy jaabante doom ñun jóg warunu dégg nga ko du àgg ca kër ga daal di départ delluwaat nga xam ne guddi gàmmo maam Cheikh Ibrahima Fall gis nga ab Baye Fall du jàng Baye fari na nit ñi teey Cheikh Ibrahima Fall afisub alxuraan la woon xaalim la musaqaf guddi gàmmo wax nañ ne daana ci jàngalu alxuraan daan ko yëkkatil boppam ci baatam bu neex ba mag ñi di dégg am na xasida gu ñuy wax wa kaana aqan alaynaa nasrul mu'minin wax nañ ne guddi gàmmo Cheikh Rafal daana ko jàng di jaabante kër gi loolu doy waar la nga xam ne kon moom kemtalaayu kattanu Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul sangam boobee ca sangam ba rasulullahi alayhi salaatu wasalaam di sangub doomu aadama yëpp moom la ko yàlla fayee ci tolluwaay ci gis-gis nga xam ne mbooleem lu ne la Sëñ Tuubaa
jëfe na ko digganteem ak Rasulullaay ca bisam ba mën nañ laa joxañ baaroom ne la Cheikh Ibra noonu la daan doxe loole la daan waxee Baye Fary. jërëjëf Serigne Baye Modou Thioune ci leeral yu am solo yi ci gàmmu diggante Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall fii ci diwaanu Njaareem ñu ci sant yàlla bu baax ñun ñi nga xamante ne yàlla dogal na ñu féetewoo fii ci diwaanu Njaareem di fi amale seen émission télé ci seen télé VF TV di leen fàttali ne fukki fan ak juróom yu nekk ci lay am tey nag tase ak bis bi nga xamante ne ci la ñuy màggal nga nekk àdduna yonent bi sala salaam ba tax na émission télé ni ñu koy defee saa su nekk rubrique religion tàmbale ko Serigne Oustaz Mor Thiam moom la ñu ubbee woon seen émission ci kanam tuuti ñëw yéen ci ñaari rubrique di rubrique éducation. télé di rubrique éducation ñu ànd ci ak Yasamina école nag tijji na dañu wax ubbi tey jàng tey Yasamina loolu ndax lu ñu mën a teg baaraam la wala ndax gis nañ ne ba tey am na yu soxe fii ci diwaanu Njaareem. Baye Fary maa ngi lay ziar bu baax a baax di am mbégte ak contentement encore une fois ci waxtaan bi nga xam ne moom la ko Baye Modou Thioune ak oustaz Mor Thiam defee ci gàmmu gi man nag xam naa am naa benn question dinaa ñëw ak moom Baye Fary ci guddi gàmmu gi. voilà éducation ubbi tey jàng tey ñu ñëw ci bu ñu nee ubbi tey jàng tey ñu ngi ko amal depuis 2015 ñu xam ne benn association ñoom ñoo ko waxtaane ñu nangul leen ko ñu jàpp ko en 2015 ñu def ubbi tey jàng tey bi ñu koy def nag dañu tànnoon ñetti école bi ñu tànnee ñetti école ñu topp ñetti école yooyu noonu ba bi école tëjee amoon nañu résultat bi nga xam ne moom lañ bëgg ñu di ko continuer di def ba léegi li mu école yi sax bi ma koy laaj mënuñu ma ko woon wax et que nee nañ am nañ ci résultat wala amuñu ci résultat donc bala may dugg ci waxtaan bi Baye Fary nga demoon. Yasamina mel na ne kon xale yi suñu teel a ubbi rek dina tax ñu teel a jeexal seen programme dina tax itam résultat yi am solo bu baax a baax mel na ne daal kon ubbi tey jàng tey lu am solo la waaye war nañ ci defar ay jéego yu baax a baax. Baye Fary ubbi tey jàng tey am na solo bu baax a baax seulement benn faay lañ am muy ci côté parents yi ndax gis nañ ne buñ nee ubbi tey jàng tey li nga xam ne moom la maire bi waroon def muy cahier yeeg big yeeg craie yeeg ardoise yi ñoom def nañ la tuuba dinañ ko mën a jot balaa école tijji nga xam ne bu école tijjee rek da ngay daal di indi sa doom ñu dooree ubbi tey bi jàng tey mais gis nañ ne parents yu bari dañuy téye seen doom ñu nekk vacances wala dañ naan xale bi lettoogul wala xale bi ñu jógeegul vacances loolu nag moom moo nekk problème bi kon foofu problème la ci parents yi ñu gis tamit ne dañ cee boole waale waa petite enfance ndax gis nañu résultat bi ñuy am ci petite enfance mënuñu koo am feneen ndax nombre xale yi ñëw ci ubbi tey jàng tey duñ ko ñëw ci yeneen écoles yi li ko waral mooy du ñu inondé mais nag dañuy am problème mu ñax ak problème mu war a pomper école yi loolu dafay yeex ba tax na ñoom dañuy lancer appel pour parents yi képp koo xamante ne nii jege nga école ki nga xam ne moom mooy bàjjanu gox bi mu jiite leen ñu jéem a nettoyer école bi wala jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci école bi ñu jéem ko nettoyer ba ñu mën a def ubbi tey jàng tey te ñu fàttali ne jàngalekat yi ñoom ñooy njëkk a tijji te jàngalekat yi bu ñu tijjee donc ñoom dañuy ñëw ba keroog xale yi di tijji donc bu xale yi ñëwee nag ci jour bi mën nañu ubbi tey jàng tey voilà. jërëjëf Yasamina tunga ne du teew ñuy nataal Oustaz Mor Thiam jàngalekat la mën nañ ko laaj ndax moom école am loolu am na fa li ñu wax ne ubbi tey jàng tey ndax moom loolu am na ci école am wala déet Oustaz Mor. waaw jërëjëf Baye Fary waa xam nga loolu benn système bu gën la boo xamante ni yow jàngalekat rek xam nga ni yombul dégg naa léegi Yasamina mu ni bu fekkee ni école mi ngi bëgg a tijji jeunes yi dañoo war a dajaloo dem nettoyer école bi wala nangam loolu mën na nekk mais loolu dafay nekk ci ni mu mën a amee mooy dafay fekk ñuy sensibiliser xale yi doon naa ko fi wax ci émission bu ñu amoon ci ni ASC lépp dañ ko canaliser rek ci côté sport mais jëmuñu ci wàllu culture bi bu ñu jëmoon ci wàllu culture bi danañ dem ci wàllu théâtral danañ dem ci ay cours de vacances danañ dem ci jéem a nettoyer école bi mais xale bi boo ko boolewul muy jeune bi nekk ci koñ boo ko boolewul ci biir école bi mën na cee jéem dara kon dafay am solo école yi di jéem a wut gardien bu ñu wutee gardien mu fay nekk ñu di ko fay cay cotisation yooyu bàyyi ko xëy na ci parents yi ci ouverture yi
coppate ca luñ koy fay bu ñu noppee tam bu ñu nee 10 jours moo des ci ubbite école bi ñu wut ko bay mais quel que soit alpha lu jafe la ndax li tax lu jafe la mooy 95% yuy jàng ci école yi ay baykat la te moment yiñ ñi ubbi tey jàng tey dañuy fekk suñu mbokk yi suñu rakk yi suñu doom yi nekk ci àll bi ndax dañuy bëgg a déqi ndax dañuy bëgg a góob ndax mais yëf yi du sotteegul 100% donte nag système la bu baax ndax bu ñu ubbi tey jàng tey mooy ñi ngi gëmloo xale bi léegi jot amatul na nga daal di wàcc ngir jàng si léeg-léeg sax ubbi tey jàng tey nga gis ay enseignants yoo xamante ni jógee guñ vacances ñëw gis ay jàngalekat yoo xam ne ñëw gis école buñ béyagul gis daanaka yenn placement amagul donte lu baax la lu am solo la bi ko ministre bi doon waxtaan dañoo bëgg ubbi tey jàng tey ndax nee nañ Mali noonu la ñuy def Côte d'Ivoire noonu la ñuy def sous région bi ñu ci bari noonu la ñuy def xëy na ñooñu ci seen système éducatif ak seen ministère dañoo jàmbaare fonk éducation mais man na ma yàlla baal te ma ni ñu waroon a fulaale éducation fii ci Sénégal ni ñu waroon a fulaale système éducatif fii ci Sénégal des na ba alhamdulilah rabbil alamin terewul nag ministre bu toog ne nañ def lii ci wàllu enseignement ñun suñu école ubbi tey jàng tey am na fa ndax li tax am na fa mooy ñun fexe nañ ba bu ñu nee fukki fan moo des ci école tijji ab daayira mooy ñëw bay école bi ba mu set bu ñu noppee problème bi daal mooy ndax danañ gis ay élèves ndax duñ gis élèves mais ku ñu gis danañ dugg ci école yi ñun tàmbali jàng duñu woy kenn nag waaye daanaka booba ak léegi mat na 1 mois yoo xamante ne gis ñu kenn ndax li ëpp ci élèves yi ay baykat lañ te it nag bala nga ne naam ne fa ànd na ma ak ñoom ci nag nañ déqi ba noppi ak it nañu góob ba jàng si waaw kon man noonu rek laa ko gis. ok jërëjëf Oustaz Mor Yaasamina kon ñu bàyyi la nga indi sa xalaat ci li Oustaz Mor yëkkati si wàllu ubbi tey jàng tey. Oustaz comme li nga wax rek am na solo naam am na ci yenn école yi waaye am na yenn école yoo xam ne loolu amu fa ndax ñoom dañuy xool école yi nga xam ne xale yi ñoo ëpp positif ci bu école bi tijjee ñoo fay ëpp ñu daal di ciblé ñooñu daal di fay dem. tey nag tàndoon nañ juróomi école yoo xamante ne nii demoon nañ fa daaw demoon nañ fa am résultat bu baax ren aussi tamit demaat nañ fa te gëm naa ne déwén dinañ fa dem te yokk ko comme li oustaz wax nag yaakaar naa ne jàngalekat bu ñu ne tey ngay ubbi ak loo mën a jàpp ak foo mën a nekk war nga koo mën a bàyyi nga ñëw ndax yow yaay jox élève bi exemple bu baax ndax su fekkee yow yaay jàngale école tijji na te ñëwoo kon élève bi bu ñëwul yow doo ko mën a corriger kon nag jàngalekat bi dañ koy wax saa su nekk rek bu école tijjee na ñëw ngir li muy jàngal xale bi mën koo copier ci moom. Yaasamina jërëjëf ci rubrique éducation ci ponk bi mu ñu andil tey sujet bi muy ubbi tey jàng tey du sujet bu am solo Yaasamina lan nga ñu waajalaatal kon tey ci rubrique éducation. ayca Pafari ma di leen waajal ci soññee muy xale yi ci wàllu colin bi bu ñuy jàngi ak ci wàllu portable yi. ma daal di njëkk ci li nga xamante ne nii rek moom moo di colin bi ndax Pafar yi gis naa ne élèves yi bu ñuy jàngi li ñuy sol dëppoowul ak kuy dem école li muy sol kon parents yi ngeen bàyyi xel ci seen doom yi habillement yi nga xam ne moom la ñuy yóbbu école ndax gis nañ ay mini-jupe ku ko xam-xam ne colu guddi la gis nañ fi ay débardeur gis fi ay jean déchiré yoo xam ne bokkul ak élève lu mu war a sol buy jàngi ñu daal di dikk ci li nga xam ne moom moo di portable yi Pafari élève boo xamante ne nii day jàng war nañu mën a récupérer portable am ñu téye ko ndax xale bi di jàng heure di mën a tëdd heure di mën a yeewu ngir mu concentré wu am lu mu def ci boppam ndax téléphone moom day yàq lu bëree bëri ci njàngu xale beneen bi ci des mooy ñu ñëw ci télé yi donc bu école ubbee bu fekkee da nga yor ay xale ñuy jàng su ngeen mënee déplacer télé bi wala ngeen di ko fay xale yi di concentré wu ci njàng bi da ciy am solo surtout nag ñi nga xamante ne nii dañu jël seen doom yi rek ñuy jàngi te duñu mës a dem ci école ba donc yoon la yéen parents yi ngeen di jóg di gëstu di nemmeeku seen doom yi kan moo koy jàngal nan la nekkee ci école bi su ko defee di ngeen mën a veiller bu baax a baax ci xale yi Pafari ndax nag gis nañ ne parents yi moom dañoo yalbandi xale yi rek lu leen neex ñu sol dem jàngi lu leen neex ñu wax portable bu leen neex la ñuy yor film heure bu leen neex lañ koy seetaan loolu moom moo tax nag élèves yi du ma ne ñoom ñëpp la mais am na ñoo xamante ne ni lecture bu baax sax mënuñu ko voilà kon nañu veillewaat ci xale yi bu baax a baax ci wàllu colin bi portable bi télé bi ak yeneen yi nga xam ne yéen parents yi ñoom ñoo war a doxal loolu. jërëjëf Yaasamina conseil yu am solo la xanaa di ci jaajëfal rek censeur Amar Sarr bu lycée d'enseignement général gis nañ ne censeur la boo xam ne si buntu école bi ci lay taxaw di xool xale yi li nga xamante ne sol nañ ko
ci wàllu colin di ci def taxawaay bu am solo Esamina kon jërëjëf ci tey rubrique éducation mbokk yi ci kanam te moom moo dajale mbooleem li tax a jóg télévision yëpp di leen jox ay xibaar yu wóor te leer di leen jox am aw yoon muy éducation waaye itam di leen bégal bu baax a baax di leen divertir ñu ànd nag kon seen rubrique bi di actualité politique ak Dame Fadel Mbaye Dame Fadel mel gën a lëmbe réew mi mooy 84 milliards yi sax diggante Sonko ak Mamour Diallo ak mandat xamante ne ñoo ngi koy lam-laamee ci président de la République 94 milliards yi Dame Fall Mbaye waaw 94 milliards yi Baye Fary comme ni nga ko waxee de nekk lu nga xam ne day soog mën nañu jàpp ne histoire baa ngi soog a tàmbale parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi am na benn pàcc bu ñu ci def gannaaw Sonko demandé woon pour procureur woo ko mais ñi nga xam ne ñooy député parlementaire bi sax laay wax député yi nga xam ne mooy député majoritaire bi ñi nga xam ne dañu favorable ak le président Macky Sall ñoom voté nañ li nga xam ne mooy lever immunité parlementaire kii di Ousmane Sonko donc ñu jàpp ne kon léegi Ousmane Sonko dina mën a jàkkaarloo fii ak ay fan yu néew ki nga xam ne moom mooy procureur de la République ci loolu aussi gis nañ aussi maître El Hadj Diouf moom mi nga xam ne mooy avocat dem na déposer li nga xam ne mooy plainte Mamour Diallo donc muy histoire boo xam ne nag ba léegi ñi ngi ci topp ku nekk nga ci wax ku nekk nga ci génne li nga xam ne man mais Sonko moom fam nekkoon lan na kaat ba léegi mooy lan mooy que moom li mu wax du ci arrière benn yoon te preuve yi mi ngi fi donc le reste que li nga xam ne mooy procureur mu def liggéeyam woo ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko gannaaw bi nga xam ne moom mooy kii mais liñ ci jaaxal Baye Fary moom mooy d'abord comme Sonko demandé woon na ko bu bari pourquoi ñu xaar ba jamono yi mu bare bari fii ak 3 voire 6 mois yi nga xam ne nit ñi ñi ngi toog di jaaxle di xamuñu histoire bi fu ñu lay mujjee ba tey député yi daal di toog ci nga xam ne moom mooy l'hémicycle bi daal di voté ne dañuy dindi mbalaani ciraay ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko muy loo xam ne tamit ñu ci bëri xam nañ ci am ay doute yu baree bari ci diggante Ousmane Sonko ak Mamour Diallo te ma koy tuumal 94 milliards yi nga xam ne nee na Mamour Diallo daf ko détourné ci li nga xam ne mooy xaalisu réew mi. waaw jërëjëf Dame Fadel Mbaye kon dina ñëw topp actualité boobu xool fan lay mujjee ci diggante Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne moom mooy Mamour Diallo di 94 milliards yu Ousmane Sonko wax ne Mamour Diallo daf ko luubal te loolu itam mi ngi ci loxale yoon Dame Fadel mel ne itam lii di 3e mandat lëmbe na réew mi ba parti bi nga xamante ne moom mooy parti au pouvoir gis nañ ñi ci prononcé wu yëpp tekki na seen ndombal tànk mooy président de la République Macky Sall loolu itam ban jàngat ngeen ci am. waaw muy lu doy waar parce que jamono yi moom wax ñetteelu mandat 3e mandat du am ci Sénégal risque la ku ko wax moom muy enseignant beeg professeur beeg waaw parce que tey gis nañ ne ki nga xam ne mooy Moustapha Diakhaté nekkoon koo xam ne moom tamit kuñ naw looloon ci ay prise de position am parce que du tardé à chaque fois bu waree wax day wax su leen waree wax dëgg day wax dëgg gannaaw ba mu génnee ci émission seen jotaay ki nga xam ne moom mooy Aïdara le journaliste Aïdara daat koy invité woon bi mu ci paree nag vraiment ci la ko ci lundi bi ci la ko Macky Sall daal di bindee génne benn décret bi nga xam ne moom moo koy dindi ci li nga xam ne mooy ministre conseil donc mi loo xam ne lu doy waar la gannaaw ñaar ñi nga xam ne dindi woon nañ yéen Moustapha Diakhaté moom tamit écarté nañ ko ci li nga xam ne moom mooy ministère am bi mu yoroon ci lan dafa prononcé wu ci li nga xam ne moom mooy 3e mandat en disant que ne Macky Sall mënul briguer waat li nga xam ne mooy 3e mandat mu mel ne lu doy waar la Macky fu ne nii nag ci réew mi Macky mën naa def 3e mandat lay bëgg a dégg mais Macky mënut a nekk li nga xam ne moom mooy mënut a def li nga xam ne mooy 3e mandat wax ci mim réew moom mu ne ba yaboo ngay wa pare Oustaz Mor naka nga jàngate kon ñaari actualité yooyu 94 milliards yi ak 3e mandat président de la République Macky Sall. waaw man li ma seetlu mooy Sonko moom xam naa dana ni nag day sama gaañ mais man damay wax dëgg rek Sonko daal gis naa ni dafa la jël état bi franchement ndax lii Dame Fadel wax duñ ko laal ba moment yi ñu bëgg ko summi mbalaanum kiiraayam te ba mu ko dalee wax ak léegi du léegi ba mu ko dalee wax ak léegi mi ngi bëgg a yàgg mais moment yu nekk rek ñu sulli 94 milliards bi te li mu wax it fu wér la ko te preuve yi mi ngi ak moom te ci domaine foofu it la nekkoon maîtriser ko lool léegi nag nañ ko déglu dana leer daal waaw li ma gis réew mi mooy képp koo xamante ne taq nga ci kii jiite réew mi rek yow ñu yiir la kooku ko sori nag ñu sonal la gis nga képp koo nga xamante ni dafa bokk ci këram yow boo luubaloon ay 100 nangam milliards it macha allah gis nañ fi ay ministres yoo nga xamante ni détourné woon nañ fi mais ba léegi ñi ngi ci biir gannaaw ñi ngi ci gouvernement bi rek macha allah mais boo ko soree tuuti rek ñu kepp la
boo waxee tam lu ko neexut tamit mu génne la xaw ma li ñuy wax waxtaan la neex borom kër loolu nag bu dee noonu la ñuy jiitee réew mi doo xam lu muy lool beneen bi ci des tam ci problème mu troisième mandat mooy moom dara saf mën na nekk ndax li tax mën naa nekk mooy taxawoon na fi ne du demaat te mi ngi nii demaat lu ne mën naa nekk ci suñu kan réew nga président de la république Macky Sall jaaral bul ragal wax rek Macky Sall mën naa nekk de rek lu mën na nekk la te tam bu ñu ko ñi sénégalais yi nii ma gisee bu ñu ko bëggee day jàll ndax bii weesu ñëpp xamoon nañ ni ak ni résultat yi demee gañewul waaw gañewul mais fexe na ba gañe ndax Sénégal man gis naa ni démocratie mu fi quoi li fi am mooy dictature lu neex waaye def nanga ma ci naan gañewul tey gañewul ëllëg waaye fexe nañ ba jox ko réew mi bu ñu demaatee ba ci kanam it nag mën nañ ko joxaat troisième mandat xam nga kañ lay gëm ni du am ñu egg ci parrainage ba ñu doon wax ni ndax dana amaat ñu gis ni moom participé wul daal di ciy génn waaye li fekk loolu amagul lépp mën naa ne te kii pareegul pour joxe réew mi loolu rek laa ci. jërëjëf Oustaz Mo dañuy jàll ba tey rek ci Yassamina ba tey ci ñaari actualité yooyu di 94 milliards yi ak troisième mandat bi naka ngeen ko jàng ci Yassamina dafa mel ne yéen a ngi reetaan xam naa xaw a yërëm xam naa Oustaz Mo jàpp ne xëy na dinañ ko jëlee kon ci liggéeyu kaayam waaye xam naa ne moom loolu jaaxalu ko naka ngeen ko jàngatee. waaw Pape Fary xam nga nit du wax pour bëgg a wax nit du wax pour mën a wax waaye nit du wax pour bëgg a wane wu rek nag wala pour bëgg a fes xëy na Sonko li mu wax dafa am fu mu ko teg te bu ñu ko mayee tuuti li nga xamante ne nii moom la wax dina ci indi ay firnde indi ay preuve ndax Sonko tamit ku yabu moytu ko de Sonko li mu yor ci ay preuve dafa bëri pour l'instant daal bàyyi ma yem foofu. jërëjëf Yassamina mel na daal kon Sonko ni ko Oustaz Mor waxee la jël na état bi ci ñor gi nga xamante ne Sénégal ñor na ko mu di ko lijjanti bu baax mbokki loolu moo nekkoon seen rubrique actualité politique nees tout kon ñoo jën ci seen rubrique mode ak beauté ak ànd ci ak Binet. VF TV ñu àgg ci seen rubrique mode beauté ànd ci ak Binet lan nga indil tey suñu téléspectateurs yi. waaw li may indi nag mode beauté lañ koy wax di nuyu nag Sénégal di nuyu àddina macha allah di nuyu sama mbokku téléspectateurs yi nga xam ne moo ñuy seetaan ak ñi ma bokkal plateau bi soo déggee mode nag li mu ëmb dafa bari macha allah surtout gàmmu gi ñu ngi jógee Touba ku ne gis na ni ñu defoon. laxasaayu pare ak ni ñu àndee ak moom waaye ak gàmmu gi nii ni ñu defoon màggal gi rek la ñuy defaat gàmmu àndaat ak ñoom ci laxasaay bi ci préparation bi ak ni ñu koy dundee ni ñu ko dundee woon Touba rek yaakaar naa noonu lañ koy dundee waat woon comme ni ñu ko defee woon incha allah. naka lañ ko dundee woon Touba ndax mën nañu am aperçu ci colin gi ci góor ñi ak ci jigéen ji itam. ni ko dundee woon lenn la mooy na yiw na nekk loo xam ne tamit ku ko xool ne lii macha allah na nekk loo xam ne tamit ku ko xool xam ne lii méngoo naag dëkk bi nga xam ne fa lañ jëm ndax boo seetloo Touba ni ko dundee woon mooy jigéen ñi defoon nañu ay musóor cheveux yeeg mèche yeeg yëpp dañ ko fi bàyyi woon sol loo xam ne maanaam kenn meru ci kenn xoolu ko tamit ne musiba la comme noonu lañ koy defee Tiwaawoon comme ni ko sëriñ bi bëggee comme ni nga xam ne mag ñi noonu lañ ko bëggee noonu lañ ciy doxewaat. ndax itam àndul ak tàngoor bi wala changement climat bi ndax colin gi itam duñu ko méngale ak ni nga xamante ne noonu la temps bi mel rawatina gis nañu fan yi daal sedd bi mi ngi tàmbali du dugg ndànk-ndànk. waa génn nañ ci tàngaay bi tuuti rek dugg ci sedd bi kon am na nuñ ko war a soloo ku xam sol tamit xam ne bu nu génnee ci sedd bu nu génnee ci tàngaay dañ dugg ci seddaay am na lu ñu war a sol loo xam ne sa cër yëpp tamit nekkul day feeñ ndax buñ fii ñu toll nii boo seetloo gis nga ngelaw bi ak ni mel nii boo seetloo sax suñu kanam yi day changé dañuy diwu léegi suñu yaram bi day changé boo yeexee tuuti sax sa yaram bi day indi benn woowaay boo xam ne sax yow daf lay jaaxal muy nekk loo xam ne tamit na nekk sañse bu oyof boo xam ne rek dinañu nëbbu cër yi macha allah ba méngoog ni jamono bi tollool comme nii. jërëjëf kooku moo nekkoon Binet muy ànd ak yéen ci seen émission télé ci mode ak beauté indil nañu tey li nga xamante ne moom mooy colin gi ci wàllu gàmm gi te war a doon colin gi itam te nekkoon colin gi ci wàllu màggal gi ak photo yi nga xamante ni gis ngeen ko noonu ci sunu soxna yi ni ñu laxasaay woon ci màggal ko Touba fas yéene nag di ko laxasaayu ci gàmmu lépp rek yiw te rafet lool te neex a xool
mbokk yi kon ci kanam tuuti ñoo yéen ci seen rubrique bu mujj di seen rubrique sport. borom xam-xam yi nekk ci diwaanu Njaareem fa seen di leen jox xibaar yu wóor te leer di leen jox aw yoon aw jàngalin waaye itam di bëggal seen xol saa su nekk ci seen biir émission télé ñu koy jeexalee nag ak rubrique bu mujj di rubrique sport. andi ci ak sunu spécialiste di Dame Fadel Mbaye tàmbali ko ak coupe du maire waaye coupe du maire 2016 bu ñu joué 2019 moom doy na kéemaan. waaw comme ni nga ko waxee Baye Fary doy na waar doyul waar doy na waar ci li nga xam ne nag mooy toog nañ 3 ans yi nga xam ne footballuñ ko am na lu fi xewoon d'abord maire bi bañoon na ne du tëgg li nga xam ne moom mooy final coupe du maire parce que dafa amoon ñaari entité yi fi xam ne ñoo fi nekkoon muy ODCAV A ODCAV B. donc muy ñaari tasaaro yi nga xam ne jeunesse bi def na ko maire bi daal di taxaw bañ ne du ko tëgg avant boobu aussi gis nañ fi nga xam ne mooy marché bi indi na ko thèse bu marché bi nee na d'abord éducation bi dafa nekk santé bi am luy priorité muy jël di subventionner équipe bi voire di tëgg ay coupe du maire donc lu bëri loo xam ne développé woon na ci mais alhamdulilah ba tout est rentré en ordre du tëgg na ko bu 2016 bi ren di nekk aussi tamit ñaari équipe yoo nga xam ne vraiment buñ tëggutoon final bi injustice la parce que gis nañ ne li nga xam ne moom mooy nawetaan dafa metti Baye Fary nga joué ko ba dem final muy GAC ak équipe bi nga xam ne mooy bokk xalaat joué ko ñu ne leen ba final des ñu ne leen dooleen football final kon bu ñu réparé li nga xam ne mooy injustice boobu lu am solo la nee na coupe maire bi di ñëw lépp yemb na xaalis bi tege na je pense que final rek la ñuy xaar te déparé nañ li nga xam ne moom mooy compétition bi déjà ñu ngi ci li nga xam ne mooy 8e de finale am na équipe yi nga ci 16e de finale am na équipe yu déjà joué am na équipe yu ñu éliminé ci final bi aussi tamit nekkoon final bu neex Baye Fary ñu gisaat tamit malédiction bu topp ASC Bokk Xalaat 5 fois mu koy final coupe du maire mënul fexe ba gagné ko ci match bi ñu seetaan gis nañ ne vraiment mérité woon amoon na place pour remporter li nga xam ne mooy la grande finale mais au cas di ASC Bokk Xalaat ba léegi mënut a gagné li nga xam ne mooy coupe du maire bi GAC mujj ko gagné ci séance fatidique pure bi ci biir match bi sax Bokk Xalaat am ci penalty yi raté ko muy loo xam ne aussi topp na leen ay at mënuñu dem gagné li nga xam ne mooy coupe du maire bi. jërëjëf Dame Fadel ndax mën nañ xam préparation édition 2019 bi fan la toll ci coupe du maire kon 2017 2018 moom dañ koy bàyyi noonu kenn du ko joué. waaw ñaari at yi malheureusement ñaari at yi moom weesu na kon ñu réparé nañ 2016 2017 bi 2017 2018 bi voilà 2015 2016 2017 2018 évidemment muy ñaari édition yoo nga xam ne footballuñ ko coupe maire mais ren édition 2018 2019 bi ñu ngi koy joué donc fi ñu ci toll mooy 8e de finale yi. 16e de finale yi déjà entamé nañ li nga xam ne mooy ay match yu am solo diggante l'ASC Pape Diouf ak Ñaay Faye l'ASC Pape Diouf di équipe ba nga xam ne équipe bu siiw la équipe bi nga xam ne ci wàllu ambiance dañ koy assurer à chaque fois Ñaay daat koy éliminer ci li nga xam ne moom mooy biir match bi 1-0 donc boobu match lu far gis aussi l'ASC Lakkale moom tamit mu nekk équipe bi nga xam ne nit ñi dañ koy bàyyi xel bu baax a baax ci wàllu nawetaan ASC bi nga xam ne mooy Jaaj mu nekkoon affiche ci li nga xam ne mooy 16e de finale yi boobu tamit liñ ci mën a tënk mooy l'ASC Jaaj daf ko mujj gagné 3-2 donc muy ñaari équipe bu kër gu mag yi nga xam ne équipe yu mag génn nañ ci li nga xam ne mooy coupe du maire édition 2018 2019 mooy l'ASC Pape Diouf ak l'ASC bi nga xam ne mooy l'ASC Lakkale am na yeneen jongante yoo xam ne aussi tamit ñi ngi am ñu ngi dem ñu koy xaar bu baax a baax donc ci mel ne yaay seen Ndofnaan ak Cité Ouvrière muy match boo nga xam ne tey jii ñi heure bi ñuy enregistré émission bi mi ngi daw ci stade Elimane Fall yëgoo jàmm gën aussi donc ci coupe maire bi laay liñ ci mën a tënk mooy ay affiches yu am solo ci 16e de finale yi li ñu risqué nag loolu mooy mën nañ dem ba ci finale bi des équipes yi nga xam ne wala ñu am benn finale bi nga xam ne parce que déjà match yi ñu ne ñaay Pape Diouf ñaari équipes yi nga xam ne ñoo bokk Médinatoul je pense que mënoon nañ leen dem quart de finale wala demi finale mais tirage la dañu génne loolu la génne muy ay équipes yi nga xam ne ñu ngi tàmb di génne ci compétition coupe du maire bi muy loo xam ne aussi tamit vainqueur bi pour ñu rappeler ko maire bi déjà teg na 500 000 francs vaincu bi 300 000 francs donc ay jeux de maillot ak équipement yëpp nga xam ne indi nañ ko lépp yemb na finaliste rek la ñuy xaar. jërëjëf Dame Fadel Mbaye loolu nekk kon lu aju ci wàllu coupe du maire monsieur Malick Fall ñu ñëw kon nag ci éliminatoire CAN 2021 ñu war ko joué ci Cameroun mel na ne Aliou Cissé génne la liste bi. waa génn liste bi donc liñ ci mën a tënk mooy aussi l'absence de Diao Baldé Keita donc moom ñu bari nag ñu ngi def critique mais moom moo sabablu li nga xam ne mooy ñàkk ñëwam parce que bi ko Aliou Cissé ci d'après li Aliou Cissé wax ci point de presse am nee na bi mu ko woowee dana ko vraiment jamono yi dama am problème ci diggante famille bi dama bëgg ñu jégal ma donc kon loolu la nga xam ne mooy Aliou Cissé di sélectionneur national loolu la wax. beneen absence bi aussi tamit moom mooy Mbaye Diagne demoon ci CAN bi ñëwul woowuñu ko parce que jamono yi ñuy wax ak yéen mi ngi fële ci FC Bruges
di fa football nekkoon fi nga xam ne mooy Kisimpasa fële ci Turquie donc ñu gisaat beneen joueur bu Kisimpasa kooku nga xam ne public bi mënuñu ko bu baax di ci am nekk un attaquant moom lañ indi pour la première fois ci équipe nationale indi aussi Naby Sarr doomu Boubacar Sarr lokot ci équipe bi nga xam ne mooy équipe nationale bu Sénégal moom garam France la jaaree jamono yi mi ngi Allemagne ay temps ñu ngi ko doon bëgg mais heureusement ñëwaat na donc football si li nga xam ne moom mooy dëkk bu xam ne Boubacar Sarr lokot papaam def na fi ay jaloor yu mag nekkoon Paris ci staff bi donc kon Naby Sarr bii mooy li nga xam ne moom mooy première sélection ci équipe nationale Mohamed Loum nekk Porto aussi deuxième sélection ay yeneen jeunes joueurs yi nga xam ne aussi tamit contre Brésil woowaat nañ leen confirmé nañ fa d'abord Aliou Cissé woowaat leen ko ci mel ne ki nga xam ne moom mooy Sidi Sarr ñëwaat na ci équipe nationale pour rappel Baye Fary match bi le 13 la fii ci Dakar donc stade Thiès autant pour moi lañ koy footballé parce que amitié ba léegi ni mel mënuñu fa recevoir li nga xam ne mooy compétition africaine donc mooy li nga xam ne moom lañ mën a tënk ci match 13 parce que ñaari date FIFA la dinañ jouer le 13 juillet le 16 donc le Sénégal le 13 fii à Dakar contre Congo lay footballal. jërëjëf Dame Fadel Mbaye ba tey ñu des ci équipe nationale mondiale U17 yi loolu mel ni itam mi ngi dox bu baax a baax Sénégal def na ci ay jaloore yi am solo. Première participation am na Sénégal def ci catégorie U17 mooy ñi nga xam ne amaguñ mën jàpp ñaar fukki at xale yi nag ña ngi fay def jogante bu baax parce que gagné nañ équipe bi nga xam ne moom mooy États-Unis seen première sortie 4-1 ñu gis fa ay jeunes yi nga xam ne vraiment dans l'avenir mën nañu valoir satisfaction ci deuxième rencontre bi Hollande nekk 2 fois championne d'Europe le Sénégal gagné 3-1 te mental bi mën nañ jàpp ne foofu lu baax parce que déjà ñun dañ doon am tendance bu ñu équipe mënee dañuy mujj gagné mais booy fexe nañ ba égaliser ñëwaat ba remonté ko def remontada 3-1 muy 2 matchs 2 victoires qualification ci li nga xam ne moom mooy 8e de finale yi en attendant aussi le match bi nga xam ne mën nañ jàpp remplaçant yi wala ainsi de suite pour aussi tamit gën a rom mooy contre Japon du pays organisateur tey lay doon donc bi ñuy waxee ni muy match boo xam ne aussi en cas de défaite wala victoire tamit dañuy def parcours sans faute 3 matchs sans 3 victoires mais actuellement Sénégal mooy leader ci poule bi qualifié ci li nga xam ne mooy 8e de finale yi Baye Fary. jërëjëf Dame Fadel Mbaye ci actualité sportive yu am solo mu jàngatal ñu ko Dame Fadel kon dañuy ñëw rek ci tàggatoo ak suñu mbokku téléspectateurs yi mel na ne rubrique boobu mooy rubrique bu mujj ci seen biir émission télé Dame Fadel lan ngay tàggoo suñu mbokku téléspectateurs yi jox leen daje incha allah fukki fan ak juróom ci beneen émission. waaw sant bu baax amaat mbégte rek doyen di jàkkaarloog yow Baye Fary di la ñaanal bu baax suñu borom yàggal la fi di ñaanal la oustaz mi suñu xarit yàlla bàyyi ko fi Yasmina wax dëgg yàlla ak soxna si di Binet waaw Binet di jaar aussi simi sëñ Cuun wax dëgg yàlla tey li ngeen wax ci diine ji am na solo lool am na lu bëri loo xam ne jàng nañ ko ci di ñaanaat suñu borom yàlla gën a dogalaat li nga xam ne mooy teew bi ñuy am li nga xam ne mooy mbégte di teewaat fii bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan gàmmuk jàmm. jërëjëf Dame Fadel Mbaye Oustaz Mor Thiam ñu bàyyi la nga tàggoo suñu mbokk téléspectateurs yi jox leen dig daje incha allah ci beneen jotaay. waaw sant rek ci gàmm gi ñaan ñu dundal ko ci guddi gi foofu waaye mën a nekk rek ndax ñi nekk kër maam Thierno Kandji la ndax ñi nekk kër El Hadj Mbacke Tànn ndax ñi nekk kër gu mag foofu waaye mën a dundalee bis bii nu nekk muy tey jii ci guddi incha allah buñ ca yeggee jàmm na ñaanal réew mi ndax guddi la goo xamante ni lu ci waaye ñaan yàlla mën na ko nangu ñaanal yi réew mi jàmm ak salaam te ñaanal ko tam réew yi jullit yëpp di sant bu baax ci ñi nga xam ne ñi ngi ñu doon topp ci VFtv seen émission télé ak Baye Fary ñu ngi lay sant bu baax yow tam ak ñu bokkal plateau bi suñu caméraman yi ngi leen di sant macha allah surtout nag di jagleel cant ak ngërëm nag téléspectateurs yi nga xamante ni émission bi ñu ngi koy topp te di ko rafetlu macha allah. jërëjëf Oustaz Mor Thiam moo yor seen rubrique religion ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ci lu mu ñoo dil tey di guddi gi tedd gi di guddeeg gàmmu di bàyyi Yasamina mu tàggoog suñu mbokk téléspectateurs yi moom moo di tey suñu rubrique li nga xamante ne moom mooy éducation Yasamina lan ngay tàggoog suñu mbokk téléspectateurs yi. waaw Pape Fary xanaa di la ñaanal rek fan bu gudd ba ànd ak wér ñun ñu yàgg koo teewee ñun ñu nekkoon ci jotaay bi yëpp di jaajëfal nag ñi nga xamante ne nii saa su nekk ñoom ñoo ñuy topp ci VFtv ñi nga xam ne ñoo ñuy topp Facebook ñi nga xam ne ñoo ñuy topp YouTube ak ñi nga xamante ne nii rek ñoom ñoo ñuy topp ci chaîne yi ñoo ngi leen di jaajëfal di rafetlu émission télé bi bu baax a baax di leen jox dig daje ci beneen rubrique fii ci émission télé incha allah di leen wax ne gàmmu mubarak jaay ngeen jëf. jaajëf ki nga xamante ne moom mooy Yasamina rubrique éducation indi tey ubbi tey jàng tey sant bu baax ki nga xamante ne moom mooy Baye Modou Thioune àndoon ak ñun ba tey ci rubrique religion
ci jàngat li nga xamante ne moom mooy gàmmu fii ci kër gu mag Bineta andil ñu tey mode et beauté ci sañse yi nga xamante ne sunu mbokk yi ñu ngi koy waajal ci guddi gu màgg gi di guddi gu tedd gi Bineta lan ngay tàggoo sunu mbokk téléspectateurs yi. xanaa di leen jaajëfal di leen wax ba beneen yoon incha allah di leen nuyu nag yéen ñi. sant ñi ñaandaloon ci émission bi rawatina coordonnatrice bi PDG di madame Niang di sant sunu cadre de Cheikh Mbacke Niang réalisateur Cheikh Sy ak itam caméraman Badji mbokk yi sant nañ leen gërëm nañ leen di ñaan ñu fekkewaat ci yeneen jataay yu am solo ci seen biir émission télé ak seen i rubricar ak yeneen yu gën a yees ak yeneen yu gën a xareñ lépp rek ngir ànd ak yéen bégal leen ci seen VF télévision asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu